jërëjëf Aïssata Ndiathie Fall gërëm nañu leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV li gën a fës ci yëglekaay tey yu tàmbali ko ak yëglekaay bii di Le Quotidien nag nee na moom fi muy Ndakaaru capital bu Sénégal Diaz moo fi dox bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ndax nag jàpp nañu kon fi muy taxawu Ndakaaru rawatina kon ñi nga xam ne kon ñoo fara Khalifa Sall ñoom nee nañu Barthélémy Diaz kon la ñu àndal ba tax kon Yewwi Askan Wi ne recours di bataaxal bi nga xam ne kon Cheikh Gueye dugaloon na ko ngir ñu gàntal commission d'investiture bi mu jotoon wax ci njëlbeen loolee lépp kon ñoom nee nañ nag duñ ci tënku tey ni ki ëllëg bu ñu sukkandikoo ci ñoom itam beneen bataaxal boo xam ne dikk nañ ci Le Quotidien daal ci dikkaat ñun fësal nataalu Barthélémy Diaz ci xët na bu njëkk beneen yëglekaay Vox Populi nag nee na élection locale yi ñu dégg mën a élection yoo xamante ne ni kon njëkk luy baax la daanaka fen seddul rawatina kon capital bu Sénégal Ndakaaru ak coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay bi nag ne Barthélémy Diaz moom ma ngay xël di dëggal boppam ngir rek doon mbër ci élection yi lée waaye nag élection yi nekk nag mbir moo xamante ni kon mooy fësal li nga xam ne moo jëm ci élection présidentielle yu ñu dégg mal ci Sénégal Vox Populi yamu ca ndax nag nee na mairie bu Ndakaaru fi mu ne nii kon rawatina waa taxaw Ndakaaru ñu ñëpp Barthélémy Diaz la ñu àndal fësal nañ ko dëggal boppam ci kanamu kon kii di Soham Wardini yëglekaay bi nag ne en tout cas moom commission d'investiture bu Yewwi Askan Wi ñoom nag fa ñu tegoon seen tànk démb virgule dindu ko ci ndax jàpp nañu ni candidature bu Soham Wardini dafa folklose lépp kon yëglekaay bi di ko faram-fàccee Vox Populi yamu ca ndax jox na kàddu gi kii di Mahmoud Saleh nag moom ñëwaat na ñun ci ponk yu bëri ñeer réewum Sénégal rawatina kon ci atum 2024 bi nga xam ne ñu ngi junj wàllu élection présidentielle ci Sénégal moom nag nee na élection yi nga xam ne mooy élection locale yi ñu jàpp kon ndigi déwén ci atum 2022 gi bu dee ñoom ñàkk nañ ko kon xaar xel bu leen may sax ñuy xalaat ne kon dinañ mën a wéyal ci bopp réewum Sénégal Mahmoud Saleh nag da jàpp ne kon ne élection yi kon mooy fësal taxawaayu ak candidature Macky Sall ci 2024 lépp Mahmoud Saleh moo ko daal di xamle moom nag nee na kon am na ay coalition yu nekk ci opposition bi lu ci mel ni coalition Yewwi Askan Wi nee na kon li war mooy gas ba mu xóot suul leen ci buñ sukkandikoo ci kàddoom lépp mu daal di ko fësal Vox Populi nag ne Pape Diop nekk njiitu bokk gis-gis ñoom nag kon ginnaaw wàllu askan wi ginnaaw kon Yewwi Askan Wi ñoom di waa wàllu Sénégal fi mu ne nii ci guddi gu bët setagul la ñu nekk ndax nag yéenekaay bi ne Pape Diop njiitu bokk gis-gis moom bàyyi na génn coalition wàllu Sénégal bu njiitu réew mi bu njiitu réew woon kon Macky Sall ak ñi mu àndal ndax ñoom sax jot nañu déposé kon seen caution ca CDC bu sukkandikoo ci Vox Populi ñu jàll ci beneen yëglekaay L'Info fësal nataalu Barthélémy Diaz ak Soham Wardini ñoom ñaar ñi ñooy xëccoo wu tar ngir dooni mbër ci élection locale yi rawatina kon ci biir coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay bi nag ne moom Barthélémy Diaz kon dafa fëlëx Soham Wardini sànni ko fële samp boppam dëggal boppam ci coalition Yewwi Askan Wi rawatina kon ngir doon mbër ci élection locale yi jëm ci coalition Yewwi Askan Wi rawatina kon ci taxawu Ndakaaru lépp kon yéenekaay bi di ko faram-fàccee yéenekaay bi ne en tout cas élection locale yu dëgmal ñu jàpp ko 23 janvier atum 2022 fi mu ne nii kon lu toll ci téeméeri soxna ay jigéen kon ñoom samp na seen nënd ngir rek mën a nekk mbër ci élection yooyu kii nag di madame Sarr moo ko daal di xamle lépp kon ci xët bu njëkk L'Info ñu jàll ci benn yëglekaay Bougane Gueye Dany ay mbiram di gën a tar di gën a serré diggam ak état bu Sénégal jëm na ci redressement fiscal bi yëglekaay bi nag ñëwaat teg ñun moom la critique yamu ca ndaxte ma nga ba tey ci mairie bu Ndakaaru capitale bu Sénégal Barthélémy Diaz moom candidature bi ndax jaay doole la wala boog ci mbong di muus la ko teg laaj la bu sampi ci xët bu njëkk critique nag daal ci tontu jox kaddu gi nag ñi nga xamante ne ñoom waa Casus ñoom nee nañ daal en tout cas wax ji gudd gàtt ñoom kenn la ñu faral muy Soham Wardini Khalifa Sall moom tamit moom nee na la mu bëgg moom nañu def attention rawatina kon li xew ci taskatu xabaar yi lépp moom njiitu taxawu Sénégal moo ko daal di xamle ci xët bu njëkk critique beneen yëglekaay L'Observateur waaw ginnaaw coow li lépp joolu ci biir coalition taxawu Sénégal rawatina ci taxawu Ndakaaru lan moo waral kon patarlu Khalifa Sall bi di seen njiit loolee kon lay laaj bi sampee ci xët bu njëkk L'Observateur nag ne en tout cas fi mu ne nii taf yëngal yeeg teg yi lépp kon ma ngay wëy ci biir coalition taxawu Sénégal waaye daal Barthélémy Diaz moom nee na ak lu mënti am nga yëg nga ñàkk yëg moom samp na ndëndam ba noppi te nag lii dara du ko ci tere dindi buñ sukkandikoo ci yëglekaay bi L'Observateur yamu ca ndax nee na Cheikh Gueye nag ne ginnaaw taxawaay bi nga xam ne commission bi amee nañ ko moom nag nee na kon loolu du jàll mukk du jàll tey kon nag coow li pëcc xooy kon jeexagul ci biir coalition Yewwi Askan Wi sukkandikoo ci L'Observateur nag ñëwaatu ñun ci Pape Diop moom njiitu bokk gis-gis ginnaaw nag kon ne jël na bagage am ak i dëbësam abale ci coalition wàllu Sénégal Pape Diop sax moom déposé na caution ci CDC lépp kon nataalam ci xët bu njëkk L'Observateur moom ak Abdoulaye Wade Baye Karim Wade ginnaaw kon élection locale yi teeru buñ sukkandikoo ci L'Observateur beneen yëglekaay L'As fëtal nataalu Aïda Sow Diawara moom mooy maire bu Golf Sud ginnaaw nag kon
Aliou Sall mi ngarale ginnaaw kon ci li jëm ci ay tànneefam ndax moom Aliou Sall barke démb dégg nañ ko mu ne kon Lat Diop lay votel ci élection locale yi élection Diawara kon mu ngi yëglu ndax nag day bañ ñu daal di ko suul politiquement moom maire bi ne la ñu war maanaam daal xel mën a solo nangu ngir waa APR kon bëggal teg loxo lépp li di commune ci Golf ci Guédiawaye moom nag Macky Sall nee na bu dee Macky Sall Aminata Mbengue Ndiaye am na lu ñu sàkku ci moom ngir mu dem moom Aïda Sow Diawara tontom ci xët bu njëkk L'As Quotidien L'As nag ne Pape Diop itam génn ci coalition Wallu Sénégal ba noppi déposé candidature am li ko waral nag moom mooy ñoo waa PDS ak ñi ñu àndal dañoo fësal kon seen foqale ndax nag ñoom nee nañ kon commune yu bëri dañuy teg bët bëgg ñu teg sam seen nit nag Pape Diop ne loolee kon la mënta nangu ba tax moom génn na ak i gaayam dem déposé caution ci CDC lépp L'As Quotidien di ko faram-fàccee ci xëtam bu njëkk beneen yëglekaay Les Échos nee na kon son war dañu foreclose moom nag kon génn na bokkatul ci li nga xam ne moom mooy géew gi bu sukkandikoo ci Les Échos li ko waral nag moom mooy PV gars yi ne nañ kon liñ ci jot a def ba noppi duñ ko annulé maanaam kon duñ ko gàntal amul dellu du ginnaaw léegi likaay bi nag ne Barthélémy Dias moom mu ngay gën di dëggal boppam di gën a dëggal ak candidature ci bopp mairie bu Ndakaaru yëlikaay bi nag ñëwaat ñun ci lu doy waar ginnaaw kon li nga xamante ni mooy mbirub Adji Sarr nag ne kon la mu yàkkamti mooy atteem digganteem ak Ousmane Sonko njiital Pastef ndax jàpp ne kon xaar bi noonu tey yàgg na waaye nag am na ñu bëri ñoo xam ne seen bakkan rot na ci seen lim toll ci fukk ak ñeent ba léegi ni kon gindee ko des na ci waaye nag ñoom daal ne la ñu bëgg rek mooy leeraange dëgg am bu ko defee kon ñu xam moom diggam ak Ousmane Sonko lan moo ci nekk dëgg-dëgg Adji Sarr nataalam ci xët bu njëkk Les Échos beneen yëglekaay La Tribune moom ma nga ca njuuma li nga xam ne kon mu ngay gën di nag ak nor groupe des médias yëglekaay bi nag ne en tout cas li nga xam ne ñoom ñooy waa mi nga xam ne ñoom ñooy waa DGID ñoom nag kon gën nañu dëgëral seen bopp ginnaaw li nga xamante ni mooy coowul fisc gi joole seen diggante ak waa groupe des médias ndax nag ñoom yebal nañu fi démb ay benn huissier ak ay gendarme ngir rek ñu dem xool ak dem xayma jumtukaay yi nga xam ne ñoom la Sen TV di liggéeyee yëglekaay bi nag ne kon liquidation maanaam kon ngir tëj groupe Sen TV rawatina kon télé Sen TV gars yi kon ñu ngay baral jéego yi bu sukkandikoo ci La Tribune kon fësal lépp li nga xam ne kon moo fa amoon niki démb ci xëta bu njëkk beneen yëglekaay enquête def gëstu wu yaatu ci lu jëm ci justice bu Sénégal yoon yëglekaay bi nag ne ata ngi ba tey defuñu ko lii di conseil supérieur de la magistrature te nag li ñuy digle mooy at wu nekk dañuy daje ñaari yoon waaye nag yëglekaay bi nag ne jàpp ne kon fi mu ne nii justice bu Sénégal dañ ko tënk demul dikku te nag loxo njiitu réew Macky Sall maanaam kon état bu Sénégal génnu ca mun sukkandikoo ci enquête def ci gëstu wu yaatu fësal itam nataalu Barthélémy Dias moom nag gën a dëggal boppam ngir doon mbër ci taxawu Ndakaaru ngir rek nekk kon maire bu Ndakaaru ci élection locale yi atum 2022 beneen yëglekaay Walfadjri nag moom jox na kàddu gi Mahmoud Saleh moom nag mu ngay théoriser ak dëggal candidature Macky Sall jëm ci ñetteelu mandat ci boobu réew Sénégal lépp kon Walfadjri bi daal di ñëwaat ak ñun fësal nataalam moom Mahmoud Saleh ci xëy bu njëkk ginnaaw meeting boo xam ne kon amoon nañ ko ci Mbour la yëkkate yooyu kàddu buñ sukkandikoo ci yëglekaay bii di Walfadjri beneen yëglekaay Le Soleil ñëw nag ci réew yi nga xam ne kon seen croissance dafa gaaw ndax nag Sénégal mi da cee bokk yëglekaay bi nag ne Sénégal fekk atum 2023 10,8% lay am ci lu jëm ci croissance loolu nag ay xayma la bu bàyyi ko ci FMI di Fonds monétaire international yëglekaay bi nag di Soleil national ne suñu réew du Sénégal Mozambique ak Niger mooy ñetti réew yu Afrique yi nga xam ne ñoo ci gën a ràññee ko bu sukkandikoo ci Soleil fësal nag nataalu njiitu réew Macky Sall ci xëtam bu njëkk beneen yëglekaay tàggat yaram ak góolu Sénégal yi Edouard Mendy ak ki nga xam ne moom mooy Gomis lépp nag yëlekaay bi dootu ñëwaat ak ñun ne nag kon ñaari gars yi ñu ngi def loolu ci Europe ndax nag ñoom ñaar nii ki nga xamante ne nag moom mooy Edouard Mendy moom ma ngay gën a wane boppam ginnaaw nag li nga xam ne moom moo jëm ci suprématie mu ngi koy wane ba tey ndax tamit moom nekk na góol boo xamante ne góol bu ràññeeku la ndax ay arrêts décisifs yi nga xam ne mu ngi koy def foofee ca Angleterre ak kitam di Gomis lépp kon yëlekaay bi def si ñoom gëstu bu yaat ne kon sunu ñaari gardien ñu ngi gën a wane seen bopp waaye di gën a dëggal seen bopp ca bitim réew rawatina kon championnat yu nekk stade daa ci diwaat ak ñun nu mu gën a yaatoo ñu bàkku jëm ci làmb ji suñu làmb la ñuy dem fekk fa ñaari capaccu lii Papa Sow gu nekk Parcelles Assainies gi ak moom Siteu phénomène de Lansar yëlekaay bi nag ne seen combat ñoom ñaar ata ngi wala boog ñaari at ñu ngi koy xaar ba léegi nag jël amagu ci lu ci mënti am dàq nañ ko ñaari yoon waaye nag fi mu ne nii Papa Sow ak Siteu jàpp nañ ko juróomi fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal yëlekaay bi nag ne affiche bii nii bokk na ci affiche yi gën a mag bu ci ubbi dem saison bii buñ sukkandikoo ci sunu làmb nag ay sera ñëw nag waa ji Alaaji Gaynde moom xanaa wala Fall Gaynde Alaaji Gaynde moom nag ma ngay dankaafu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Gandigal ndax ñoom seen combat jàpp nañ ko daanaka fii ak njeextali weer wi di fanweeri at Ousmane Gandigal nag moom Alaaji Gaynde nee na bu deful attention kon dóor mu daan la koy def buñ sukkandikoo suñu làmb loolu lépp kon nekk ay yëglu ak tamit artu ci moom Alaaji Gaynde ay sara Ndiaye Fall. Baba sa combat la ñuy xaar ñu. sama combat man amaguma kii
sa combat suñu yaay ji dajal démb sax loolu la wax nee na sa combat lay xaar. moom man la faral. nee na bu ragal combat bi nañ ko tëgg. ah kon looy daw say mbokk nee nañ buy ragal. say collègue nee nañ buy ragal. yaay daw de. ah yàlla baax combat bi yaa ko daw ndax yow yaay ménagère bi te nangu woo signé. yàlla baax na nañ daal di jàll ci seen rubrique fait divers. Toc Toc Sénégal. alors tey nag Alaaji Baba Ndiaye ci fait divers yi ñu koy tàmbalee ak port autonome de Dakar Alaaji Baba Ndiaye bu dee yemb na rek port autonome de Dakar ñu ñuy xamal ni Alaaji dafa am ñaari agent yoo xam ne dañ leen fa jiiñ faat bakkan. ñaar ñooñu nag port autonome bu Ndakaaru la xewee li yëglikaay bi di réew mi quotidien moo ci ñëwaat ak ñun réew mi quotidien nag nee nañu ñoom sax juróom-ñaar lañu juróom-ñaar yoo xamante ni li leen tudd waaye nag juróom yi lañ leen toppee mooy maanaam koo xam ne kon dafa nekk ci jafe-jafe au lieu nga daal di ko wallu ñoom na nga koy seetaan ba musiba dal ko loolu lañ leen toppee waaye nag am na si ñaar ñoo xam ne dañoo jàpp ni son loxo daal génnu fa ba ñaar ñooy ñëpp ñu ngi ci loxo yoon démb lañ taxaw ci kanam ëttu attakaay bi réew mi quotidien nag ne gars yi li ñu leen toppee mooy faat bakkan ñaari ñoo xam ne ay nappkat lañu te boo moylee kon juróom jàpp fukki atu kaso moo leen yet ñoom ñaari gars yi nekk ay agent bu port autonome bu Ndakaaru. ayca soxna Aïda Diallo moom Alaaji Baba Ndiaye démb gendarmerie daan nañ koy déglu. coow li nag xam nga ne woon na cour ci mbiram ndax moom dañ ko bëggoon a cambriolé wala dañ ko bëggoon a faat en tout cas coow li ba léegi des na ci gindeeku yëglekaay yi nag ñëwaat nañ ci mbiram ne moom soxna Aïda Diallo plainte la jël lal ko nag ci kaw ndollal li nga xam ne kon mooy alaxam ndax jàpp na ne kon mbir yi daal na mu demee mbir mu doy waar ndax vidéo surveillance la mu fësal moom mooy ay nit yoo xam ne dañoo sol ay masque maanaam encagoulé nëbb seen kanam encagoulé wu loolee kon la ñu fësal waaye nag liñ ci mën a jàpp daal ñoom démb ginnaaw plainte bi nga xam ne kon def na ko moom soxna Aïda Diallo déglu nañ ko ci kanamu gendarmerie mu dëggal boppam waaye itam dëggal kàddu yi nga xam ne kon fësaloon na ko kon gendarmerie ubbi na ci l'enquête ngir am dëgg-dëgg ci takk wu wér li nga xam ne kon moo jëm ci coowam ndax dañ ko bëggoon faat wala mbir wi cambriolage en tout cas daal ba keneen mu ngi ci xottu gerte nag kaaraange lay sàkk moom soxna Aïda Diallo. ñu jeexal ak notaire bi di maître Ndeye Likaba moom Alaaji Baba Ndiaye dafa porter plainte ki nga xamante ne moo di directeur général bu Global Voice diñ ko li nga xam ne moo di wàllum escroquerie. moom mi nag waa ji nee nañ da ko lu toll ci 1 milliard ak daanaka xaaj maanaam 1 milliard ak ñett la koy toppee ndax waa ji nga xamante ne nii moom mooy Serigne Niang moom mooy directeur général bu Global Voice waa ji dafa amoon marché ba nag amul woon koppar yi war ngir mu mën a gagné marché bi ginnaaw gi nag la demee ci maître Likaba nekk notaire ngir mu lebal ko koppar soxna si lebal ko koppar loolu atum 2019 la woon kon def na nii ñaari at ginnaaw gi nag bu mu gañee marché bi ba ñu dugal ko koppar gi mu waxoon nag saa wu jotee koppar bi dina ko fay maître bi waaye ba léegi nii Fra daal di xëdeen moom nag maître ne topp na ko ba sonn wax na ba tàyyi ba lii dara xewagul ba tax kon moom mu jël mbiri kon kalaame ko ci kanamu ëttu attekaay moom Serigne Niang mii nekk directeur général bu Global Voice yërekaay bi nag ne koppar yi toll na ci 1 milliard 300 lépp kon libération du ci ñëwaat ak ñun ne nag moom tam waa ji fi mu ne nii maître kon porte na ko plainte ay xabaar yoo xam ne libération moo ko amee ci gulet ginnaaw nag seen nataal yu ñu naan ñëpp nga xam ne ñoo tumbalante ginnaaw njuut njaaj yi nga mu ne kii di Serigne Niang dog ko teg ba tax maître mi daal di ko porte plainte moom maître Likaba ak Serigne Niang seen nataal ci xët bu njëkk libération. jërëjëf Alaaji Baba Ndiaye ñu lay jaajëf lu baax a baax ci lu yëgle